Mi-journée en Wolof. Alors Fatoumata Sey est déjà sur place. Fatoumata Sey Ndir ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Safiatou Cissé. alors ñu bàyyi la nga dëgtal askan wi ànd lan moo gën a fës si boppu xibaar yi. Safiatou Cissé li gën a fës ci boppu xabaar yi moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum njaayum ndox mi ndox kon sachet yi ñoom fu mu ne nag dañu bank seen loxo ñetti fan yoo xam ne nee nañu duñu fas ci xàncax ko moroomam la ko waral nag moom mooy dogal nga xam ne nguur gi jël nañu ko daal di dakkal loolee nga xam ne ni moo di njaayum kon sachet plastique yi ñoom ñooñu nag gis nañu ne daal lu ni mel mën na leen gural gàllankoor ba yàqal leen lu bare bari ci li nga xam ne ni moo di seen liggéey nañ leen teewlu ci biir jotaayu xabaar yi leneen lu soxal xibaar yi ba tey ñu wax nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants ya nekk fële ca IPG ci atum 2017 nguuru Sénégal orienté leen fa ñetti at a ngi nii nag ñu ngi toog jotuñu li nga xam ne moo di seen bourse ak la leen mën a jàppale ngir ñu mën a demal seen bopp wala sax ñu mën a njàng mu mucc ayib ñoom ñoo ñee di kon ndongo yi nag nee nañu bañuñu sa dara luñ ca góobe rek daal di ko gar ñu dem ca Kolda ak coronavirus bi nga xam ne nee nañu daal am nañu benn cas suspect boo xam te ni nemmeeku nañu ko fa ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu wi di kon waa kër docteur daan nañ si yëkkati seen ay kàddu di xam ne daal moom moomee nga xam ne njort nañu ne am na coronavirus ba ñu ngi ko yóbbu jamono ji ca fi nga xamante ni moo di Institut Pasteur ngir ñu mën a saytu xool ba xam lii di coronavirus bi am laan déet lu ci mënte am mooy ne matuwaay yëpp jël nañu ko ngir jàkkaarloog loolee nga xam te ni moo di boobu lépp feebar te wër àddina wërngal këpp nañ ci toftal xibaar yi biti réew yi mbokk yi lee fi gën a fës léegi-léegi ñu ak yéen ci faram-fàcce gi. waa Touba yeewoo tiis ak ki nga xamante ni moo di waykatu xasaayit bi di Serigne Abdoulaye Niang moom nag daal dina faatu ni ki tey jii ci suba fële ca Ndar Géej ñu fas yéene ko daal di jébbal borom moo foofee ca Touba Mbàkke ñu ñaan suuf woyof ci kawam tey jaale njaboot gi yépp ñu wax leneen lu soxal xibaar yi moom mooy membre yi nekk ci collectif bi yëngu ci njaayum ndox mi ci sachet plastique yi nag ñoom dañoo xëy ba banque ne duñu fas ci xàncaaku moromam ndax nag nee nañu daal li nga xam ne moo di kon dogal bi nguur gi def jamono ji ñu ci ànd benn yoon ñetti fan kon nañu jël ne duñu liggéey ndax nag loolee nga xam ne moom la ñu fas yéene jël daal di dàq lii di wàllum sachet plastique yi ngir xeex wala sax wekk bu baax a baax lii di kon alam gi du doon loo xam te ni lu leen di arrangé la ndax nag bu ñu ko defee rek dinañu yàqal liggéey ay kilifa yu bëri yoo xam ne ci liggéey boobu la ñu yaakaar ngir dundal fa seen njaboot kii di Amath Diop moom mooy seen coordonnateur ñu teewlu jokkoom ak téléphone ak suñu naataango. li ko waral mooy ni nguur Sénégal dafa jël loi bu bees boo xamante ni nee nañ le 20 avril lañ koy appliqué loi boobu nag li mu wund mooy képp koo xamante ni da nga doon defar ndox di defar mbuusu sachet dañ koy dakkal usine ndox yi nekk ci Sénégal yëpp dañ leen di tëj ñi ci nekk dañ dem chômage am dañ wuti leneen luñ defi mais kenn dootul mën a liggéey ci loola loi bi nag li ñu ci metti ñun lim doon mooy mënuloo jël loi ci askan woo xamante ni say doom lañ nga décider ko rawatina ci lu toll noonu nga xam ne yow yaa leen joxoon sañ-sañ ñuy defar nga xëy bés ne leen loola dafay jeex nit ñi jël seen alal def ko ci jël seen doole def ko ci jël ay doomu jàmbur di leen liggéeyloo ak ay borom kër ñu leen njabootloo nga xëy ne loola dafay jeex tak lii mooy loo xamante ni moo sabab ñu ne ñun dañuy toog lànk ñetti fan du ñu jaay kenn ndox liggéey bi ñi ciy yëngatu dafa bari directement rek employé yi nga xamante ni ñooy liggéey ci usines yi ëpp nañ 30,000 personnes ñi nga xamante ni saa suñu xëyee seen suturay kër ci loolu la aju mat nañu plus de presque 1 million de personnes donc kon bu fekkee ni loolu am na ci am réew nguur nga yor alalu askan wi am na ci décision yoo xam boo koy jël da ngay woo ñooñu nga waxtaane leen non seulement biñ koy jël yëgaluñ ñu ko waxuñu ko dañoo xëy dégg ko ci rajo ak télé yi bu fekkee nag ñun boobu ba tey jéem nañ pexe yooyu yëpp te wax dëgg waxaguñ ñu loo xamante ni dal na suñu xel te ñu ngi gën a dox di jëm ci àpp yi kon ñun ñi ngi gën a yëg suñu bopp ci guuta goo xamante ni duñu xaar nag ba kër gi lakk waa réew mi di door a yëg ni ñun kat xamuñu woon li ngeen doon xeex li mu doon bu fekkee ne dañ koy ñu koy forcé mën naa jàll waaye nag li ñu jàpp mooy ni xanaa duñ joxe suñu bopp ñoom ñu jëfandikoo ñu noonu ci ñu gën a yomb.
junjoon nañ leen ko ci ndorteelu xibaar yi di étudiants yi nga xam ne ñu ngi ca IPG ñu orienté leen fa nag ci atum 2017 nguuru Sénégal def lu ni mel li nga xam ne nag moo di seen wàllum aide yi ak bourse yi ba léegi jotuñu ko ñetti at a ngi nii ñu ngi toog di toltalaanu ñoom ñooñee kat di kon ndongo yi la ñu bëgg fu mu ne nii mooy njiit yi daal di fulaal li nga xam ne nii moo di seen ay di njàmbat kii di Ibou Diop kenn la si ñoom ñu teewlu kàddu yamu denk suñu naataangoo Moussa Sène. tey dañoo mobiliser woon presse bi pour essayer waxtaan alerter autorités yi ndaxte 2017 ba 2020 mënuñu fexe ba jot suñu aide ak suñuy bourse université privée yëpp jot nañu mais uniquement ñun IPG ñun mënuñu fexe ba jot suñuy aide ak suñuy bourse même ñu ñëw en 2018 ñoo xam ne suñu ginnaaw la ñuy ñëw ñoom suñu kanam la ñuy ñëwee ñoom jot nañu waaye ñun ba léegi jotuñu. problème bu mu amee dem nañu si ñoo xam ne foofu la ñu war a dem maanaam. dem nañu direction des bourses gis waxtaan nañu ak ñoom ñu ne ñu ñoom suñu liste moo tardé ñëw léegi bu ñu ñëwaatee IPG ñoom nee nañu yóbbu nañu liste bi à temps léegi nag exactement ñun xamuñu problème bi fan la situé moo tax ñuy woo ñëpp pour ñu mën a ñëw régler affaire boobu. dañoo am 3 plans premier plan bi dañoo ñëwoon pour gisante ak les responsables waxtaan ak ñoom plan B mooy ñëw nañu suñu woo tey presse bi plan C nag bu si egg parce que bu ñu fa eggee day métti. donc balaa ñu fay egg na ñun ñu régler suñu problème yi parce que mënuñu comprendre étudiants yëpp mënuñu comprendre étudiants yëpp jot seen bourse ñun mënuñu fexe ba jot suñuy bourse mënuñu fexe ba jot suñuy aide. mën nañu depuis 3 ans ba léegi 2017 ba 2020 mën nañu fexe ba jot kii te condition école bi beneen affaire la. plan C bi mënuñu si wax instant bi nii mënuñu révéler suñu plan C lu ñu leen di mën a wax mooy am nañu plan A def nañ ko plan B def nañ ko. plan C nag bëgguñ fa egg balaa ñu fay egg nañu régler suñu problème une bonne fois pour waaw étudiant privé la état bi moom moo ñu orienté fii donc ñun dañoo am suñuy droit comme yeneen étudiants yi ndax dañ ñëw ne nañ inscrire 25000 francs fay carte étudiant donc état bi moom moo jël responsabilité am andi ñu fii donc suñu andee fii daf ñoo war a mettre au même niveau que yeneen étudiants yi. ñu wax nag ci benn kaawu coronavirus bi nga xam ne daan nañu ko signalé fële ca Kolda ñu xalaat ne kon nit ki dafa am li di coronavirus kon njort rek la dara leeragu si lu ci mënte am mooy ne moom nga xam ne moom lañu njort ne am na jàngoro ji ñu ngi ko yóbbu ca Institut Pasteur ngir defal ko ay test xool ndax feebar bi la yorom déet kii di kon docteur Yaya Baldé gis ne daal lépp kon fu mu nekk nii ñu ngi ci dox ngir càmbar ak saytu loolee nga xam te ni moom mooy feebar bi waaye tamit xool nu ñuy def ba moytu ko bu baax a baax docteur Yaya Jammeh jokko téléphone ak Xoxaan Ndong. waaw xam nga ne coronavirus bi am na définition de cas donc effectivement fii ci Kolda am na koo xam ne dañoo jàpp ne mu ngi répondre définition de cas boobu cas suspect la donc def nañ li ci war mu ngi fu mu ne nii ci isolement koy toppatoo bu baax a baax fu mu ne nii état de santé am en tout cas amul problème yu am solo ñu ngi koy surveiller def nañ prélèvement yi ci war prélèvement yi dem nañ Institut Pasteur ñu ngi xaar résultat yi aussi yeneen motuwaay yëpp jël nañ ko donc lëkkaloo ak comité régional de gestion des épidémies boo xam ne gouverneur de région moo ko jiite donc lépp lu ci war def nañ ko te ñu ngi xaar résultat yi waaw yooyu nekk na phase bu yàgg depuis épidémie bi xew ministère de la santé à la santé dafa ay directives donc respecté nañu ko def nañu lépp lu ci war te autour du gouverneur de région dans le cadre multisectoriel daanaka poste de facilité yëpp jàpp nañ ci frontière am nañ ay dispositifs yoo xam ne def nañ ko ci mais aussi district sanitaire yi seen centre de santé ak hôpitaux yi yëpp xam nga ne am nañ seen ay sites d'isolement am nañ seen ay comité donc équipe d'intervention yoo xam ne mooy équipe d'investigation yi def nañ yëpp en place aussi au niveau communautaire aussi am nañu su lu ñuy wax les CEVAC les comités de veille et d'alerte communautaire intégrés yoo xam ne ñoom tamit ñu ngi ci jàpp bu baax a baax d'ailleurs sax ñooñu signalé cas bi ñu dem investiguer ko mu répondre à la définition de cas suspect investigation yi ci war fu mu ne nii ñu ngi xaar résultat yi xam nga fu mu ne nii positif moom du mat mu dañ ciy def li ci war rek def ci loo xam ne moo lay tax nga mën a def li nga war a def ñun jël nañ suñu matuwaay les dispositifs en place hôpital am na site d'isolement ak équipe dédiée boo xam ne fu mu ne hôpital boo fay dugg da ngay raxas sa loxo ci buntu bi dañ lay vérifier sa température loolu déjà taxaw nañu ko bu yàgg parce que dañoo joxe ay directives ci njëlbeen directives yooyu ñu ngi koy appliqué en tout cas
au fur et à mesure danañ yokk jumtuwaay loolu xam nañ ko toujours du mat à 100%. donc régulièrement dañ koy renforcer mais déjà y en a ce qu'il faut pour gérer mais aussi wax nañ leen ko aussi les cas confirmés aussi am nañ ay sites yoo xam ne ñu leen en charge donc ñun fii dañu def isolement jël en charge le cas que mu am confirmation boo amee confirmation aussi am na structure dédiée hôpital bu Fann maladie infectieuse et tropicale ñooy jël en charge les cas confirmés mais ñun déjà fii am nañ nettoyé yëpp pour mën a def l'isolement dans des conditions idéales. coronavirus bi ak li mu jural àddina bi rawat na ci wàllum kon tourisme bi ñu gis ne daal bari na lu mu wàññi bu baax a baax ci loolee nga xam te ni moo di wàllum kon tourisme bi docteur Paul Faye nag bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru spécialiste la ci wàllum tourisme gis na ne daal lu ni mel Sénégal dinañu ko yëg bu baax a baax jot na nag njiit yi jël tamit seeni matukaay ñu teewlu ko ak xooxandong sur l'ensemble des touristes dans le monde, les Chinois constituent 140 millions à être répartis dans le monde. Ça signifie que quand il y a le virus qui a pris départ en Chine, il y a donc forcément des conséquences au niveau mondial. Ça va se traduire par une diminution drastique des arrivées. Et quand on regarde la répartition, la composition de la demande touristique sénégalaise, les 3/4 proviennent de l'Europe, particulièrement de la France, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Donc les conséquences sur le tourisme sénégalais sont visibles. Et il y a également la psychose des populations, parce que chez Seydina Omar à Podor, nous avons vu sur le net que le bateau Boel Mokhtar a transporté quelques touristes à Podor. Et ces touristes-là en charrette, quand ils ont vu simplement, les populations ont vu les touristes, c'était la débandade, donc les Peuls et les Toucouleurs-là ont fui, croyant que touristes égale coronavirus. Donc de ce côté-là, il faut nécessairement une plus grande communication, une approche communicationnelle, notamment une approche socio-anthropologique, pour que les personnes puissent donc savoir que le virus se guérit et que tous les touristes ne sont pas transporteurs, vecteurs de virus. Le produit touristique sénégalais est basé principalement sur le balnéaire. Et vous savez que le tourisme international est un consommateur de balnéaire principalement. Donc construire des hôtels, faire des aménagements, élaborer beaucoup de choses sur la base d'un tourisme international, c'est quand même, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faudrait que les gens redéfinissent le produit touristique sénégalais. ñu wax nag ci juróom-ñaari téeméeri ay releveur yu Senelec yi nga xam te nag fu mu ne nii amatuñu xëy ndax nag woyofal bi nga xam ne jël nañu ko jamono ji ñoom ñooñee nag di releveur yi dañoo toog sax doon xaar ñu dugalaat leen si yeneen poste waaye France daal di xiddeem ñeneen ñu bees la ñu daal di nag jëli ji ñëw teg leen fa tax nag ba daal fu mu ne nii mer nañu ñëw kalaame ko ki nga xam ne moo di Mame Matar Gueye mu àddu ci dajam ak taskatu xabaar yi ñu teewlu ay kàddoom yem mu dénk suñu naataangoo Ndeye Fatou Ndiong. dañu ne ci réew moo xam ne réew waxtaan la yàlla dafa dogal bi fi Makhtar Cissé nekkee lu jiitu Makhtar Cissé sax Pape Dieng xam ngeen ne amoon na fi ay compteurs yu bees yu ñu tuddee woyofal compteurs yooyu nag dafa mel ni suñu téléphone crédit yi rek bu jeexee nga dem ci boutique ba jëndi crédit alors Senelec daal di ne nag comme que noonu la dootuma soxla équipe bii dem di relever ay compteurs du ma soxla tamit index yi bu ñu ko indee ñi koy comptabiliser pour defal facture yi dootuma leen soxla dootuma soxla ñay dem di yóbbu facture yi du ma soxla ti ña nga xam ne bu client bi fayul ñoo lay coupé client bi bu fayee équipe bay rétablir fourniture électricien du ma leen soxla ñu xayma ñoo ñëpp nag ñu daal di nekk juróom-ñaar téeméeru liggéeykat ñu dàqale ñoom ñëpp waaye dàq bi nag dañu gaawtu woon te jaru ko ndax xër bi ñu yaakaaroon ne nit ñi dinañ ko xër ci compteur Woyofal yi mujjul demee noonu fekk le mal était déjà fait léegi nag lii ñuul ci sow mi moo di direction bi ba mu demee ba xam ne soxla nit ñi et que dàq bi mu leen dàq dafa dem trop vite en besogne lan la direction bi def jaar ci suuf di embaucher en violation des dispositions de la convention collective qui dit que bu fekkee compression d'effectifs dafa am wala suppression de poste yow direction bi dàq ñooñu boo demee ba yàgg nga seetlu ne da nga juum te soxla nga leen yoon nee na booy jëlaat en priorité na nga jël ñi fi nekkoon waaye defuñu ko di jël ci àll ba ñii itam daal di jóg fippu.
ñu dem ca Guet Ndar ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yore fere yi di gaal yu ndaw yi ñoom nag bëgg nañu ñu négocier waat li nga xam ne ni moo di licence yi leen lëkkale ak Mauritanie ñoom ñooñu nag di kon nappkat yi gis nañu ne daal lii di wàllum pétrole beeg gaz bi na nga xam ne ni noonu lañu koy exploité jamono ji jural leneen ay gàllankoor licence amuñu ko tax nag ba nee nañu daal ñoom ci wàllu wi lañu bokk faaw nag ñu gëstuwaat leen kenn si ñoom di Masek Fall la ñuy teewlu ay kàddoom yemu denk Gabriel Barbier. tey gis nañu suñu président de la république génn na dem ba Mauritanie gisee ak naataangoom Gazouani waxtaan nañu lu jëm ci wàllu protocole pour yeesalaat yu bëri ci protocole yi dégg nañ sax ñuy wax ne négocier nañu ay 6 accords yooyu nag yi ñu wax yëpp ñun dañ ci gisul suñu bopp te ñun ay sénégalais lañu. li nga xamante ne moo ni impacté dëgg-dëgg wàllu gaz bii nii Sénégal ak Mauritanie ñoo ko seq Sénégal di bénéfice oo 50 Mauritanie bénéfice oo 50 léegi nag 50 Mauritanie 50 Sénégal moom ay njabootam dañu am problème fi mu toll nii. ndaxte ñun ñi nga xam ne ñoo féetewoo ñun gaal yi ñi nga xam ne ñoo neex gaal yu ndaw yi te ñu nekk ay gaal yu 18 mètres jëm 20 mètres ñu ne accords yi espèce pélagique lañ ñu may espèce pélagique yooyu nag ñun moom la ñuy napp waaw. ñun ñi nga xamante ne espèce pélagique la ñuy napp yeneen type de pêche yi nga xam ñoo fi nekk ñoom espèce pélagique lañ leen may ñun nag mu ñu comprendre lan moo tax kumba am nday fii si Ndar ak kumba amul nday fii ci Ndar ñii bénéficié ci licence bi te espèce pélagique lañ leen may ñoom ñu am droit pour nappi di jàpp yaboy bi ak xeetu lu monte doon xeetu jën woowu noonu espèce pélagique bi ñun nag ñu ne du ngeen dem te ñun ñi nga xamante ne ñoom la ñuy yàqal tey di ñu yàqal suba ñu dëkkee Langue de Barbarie tey gaz bi buñ ko exploité fii ñun ñooy am problème parce que ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy wax gaal yu ndaw yi ñun ñooy majorité ñun mat nañu gaal yi nga xamante ne ñoom la ñooy bénéficier licence bi mën nañ leen fukki yoon. ñun dañu bëgg ñun renégocier protocole bi nga xamante ni moo jógu ci wàllu accord yi muy licence de pêche yii nii. ñaari état yi xoolaat bu baax a baax xam fi ñu teg seen tànk xam ne lii ñuy dem kanam nii bu fekkee ñun dañu nar a dëkk ak BP mu nekk suñu dëkkandoo ñu yaakaar ne mën nañ dëkk ak ñoom fii ba 30 ans jàmm moo jëkk jàmm moo mujj. te lii ñuy sàkku nii si diggante ñaari état yi mën nañ ko zone tampon war nañ ko mën si diggante ñaari état yi ñun mënuñu concevoir Mauritanie sooy génn sa tànk bu laalee ndox Mauritanie yi jàpp nañ la. sa tàng bu daa leen ndox ñu ne Mauritanie jàpp na sa tàng bu wàccee si ñu ne yaa ngi si zone Sénégal te ñu bokk benn gaz bi kii di jël 50 kii di jël 50 am. Kër Bassine ab dëkk la boo xamante ni mu nga nekk ab dëkk la boo xamante ni kii di El Hadj Malick Sy moom moo ko sanc ci atum 1886 jamono ji nag dugg ba génn ba mel ni jéggim siraat tax nag ba comité d'organisation ci CLD bi ñuy waajal gàmmu ko dëkk ba ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars daal nañu fa porox ndollu sàkku nag ci njiit yi ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ci loolee nga xam ne moo di seen jafe-jafe Oumar Kayre. ñàkk yoon wu baax wu jëm ci seen dëkk bi mooy li askan bi dëkkee Kër Bassine nekk ci commune bu Thiamène di gën a jàmbat jamono ji comité d'organisation bi profitoo nag ci CLD préparatoire seen gàmm googu nga xam ne mi ngi am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars bi di woo autorité yi ñu taxaw ci seen soxla boobu. ay junni nit di ñëw gàmmu Kër Bassine ak lu dul gàmmu Kër Bassine di fa def ay ziar di fa def ay tawasulu di fa def ay xeeti ñaan ak yu baree bari ci wàllu diine ñu ngi ñaan ñu bu ñu mënee jàppale ci wàllu yoon bi moo nekk li nga xamante ni si moo gën a jëm ci jafe-jafe yi nga xamante ni si Kër Bassine am na ko. bu ñu mënoon a am yoon bu jógee Kokki ba Kër Bassine toll ci 12 kilomètres wala yoon bu nga xamante ni si dafay jóge Thiamène ba Kër Bassine moom itam toll ci 11 kilomètres waaw dana baax loolu daal ñu ngi koy sàkku baax a baax a baax. Kër Bassine kii di El Hadj Malick Sy moo ko sanc ci atum 1886 mu di ñaareelu dëkk boo xamante ni Maodo nekk na fa mu àndoon ci ak mbokkam mi di Mame Mor Aminata Sy gannaaw ba mu jugee Ndar mu di nag dëkkub diine boo xamante ni état bi daf ko war a taxawu bu nu sukkandikoo ci njabootuk Mame Mor Aminata Sy bi nga xam ne fa nañu dëkk. li nga xamante ne si ñu ngi koy dimbalee këri diine yi ci wàllu daara moderne yi ak yeneen yëpp ñu ngi ciy sàkku ndimbal. di ci tàllal gouvernement bi di ko ñaanal yàlla defal ko kattan ci li nga xam ne si moom la sémb ci réew mi yàlla àggale ko. président Macky Sall ñoo ngi koy tàllal loxo li muy defal kilifa diine yépp ñoo ngi koy ñaan mu defal ñu ko te xam ne citoyen nan te soxla nan ko te Kër Bassine ñëwoon na fa nag woon na fa kët di sàkku ñaan te nu amul lu ma ñaan dañ koo ñaanal lool yàlla at dundoon waaye ñaan nga nangu na
mu nekk président kon nag ñun duñ ko lakkal waaye am na lu soxla ci moom nanu ci dimbali. gàmmu Kër Bassine nag ban koy màggal ak léegi ëpp téeméeri at ki ko sancoon di Mamor Aminata Sy ci ndigalul El Hadj Malick édition 2020 bi nag ñu nar a bàyyi xel bu baax wàllum hygiène ak santé bi def tamit ay sensibilisation jëm ci feebar bi di coronavirus bu nu sukkandikoo ci autorité administrative bu arrondissement bu Sàkkal keroog bi mu doon présider CLD préparatoire bi Oumar Kayre Louga Walfadjri. Omar Kayre Louga ñu di koy jaajëfal bu baax a baax dem ca Kaolack wax nag ci taalibe yi toll nañu ci limuk kon juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñeent yoo xam te ne nag am nañu li jëm ci wàllum parrainage bu lancement mutuel bi nga xam ne ni dañu ko jagleel ndongo daara yi loolee nag lu leen lu dul jàppale ñoom ñooñu nga xam ne ni ñoom ñooy ndongo daara yi ñuy mën di faju fépp ci Sénégal te duñu fay dara Alhassane Ba. Transvie amal nañ ca këru Gana Medina Baye lancement seen programme bi ñu duppee mutuelle pour les ndongo daara Abdou Diagne di directeur général bu Transvie di ñëwaat ci lu sabab li ni mel. ni ñu ko organisé mooy solidarité nationale la nekkuñ ci ñëw ci jàngalekat bi ne ko fayal pour taalibe yi ñëwuñ ci waajuru jàngal bi jàngale ne ko fayal taal pour say doom. dañuy seet suñuy bonne volonté man damay parrainer samay collègues dañuy parrainer sumay xarit dañuy parrainer suñuy sëriñ dañuy parrainer ñi yàlla wërsëgal as tuut ñu mën ci génne ci leen yàlla wërsëgal participer ci solidarité nationale permettre ndongo daara yi nga xamante ne dañ soxla nañ ko lool bu ñu feebaree mën a am couverture maladie de 100% sur toute l'étendue du territoire sénégalais. ba muy jël kàddu gi moom Cheikh Baye Adi Niass fësal mbégteem ndax li romb njortam ci limug ndongo daara yi mu doon xaar amee nañ ko fa. musuma koo foog tey bu ñuy tàmbali foogoon naa 100 wala 200 la ñu am waaye sant yàlla ñu bëgg yàlla ak ñu bëgg alxuraan taxawu neen jàppale xale daara yi tey pare na neen lu mat 814 ndongo daara te yaakaar naa du am fii te du fi am 10 millions yi bu ñu soñoon sax dafay matee fi benn yoon. ba tey moom Abdou Diagne di directeur général bu Transvie ba muy jëlaat kàddu gi di leeral koppar yi fu muy dugg ak yeneen yi ñu fas yéene defal ñi la di ndongo daara yi. offre bi ñu def pour daara yi jubluwuñ ci gaje ci xaalis li ñu ci jublu moom mooy régler un problème qui est là ponctuel une demande qui tarde à être solutionné bu ñu ñëwee tey Kaolack pare ne nangamu taalibe encaissé nangamu xaalis. bu at mi jeexee dinañ taxaw xool ñaata ci lañ encaissé la ñu fajee xale yi. li ñu fajee gën a néew li ñu encaissé li ci des ñu jëlaat ci ab pàcc delloo ko ci daara alxuraan yi. chaque daara dina bénéficier au moins mooy benn yoon ci at bi visite médicale bu temps. mutuelle pour les ndongo daara ñëw na ci waxtoom ndaxte bëri na lu ñuy feebar di am jafeñ-jafeñ ngir fu ñu fajoo waaye lii la dina yombal seen paju fu nekk ci biir réew mi li si des. ñi ne di sëriñ daara yi tamit di sàkku am li nu mel la yuqatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun. Kaolack Alhassane Ba Yaya Gissé Walfadjri. Alhassane Ba ci wàllum tàggat yaram ñu wax nag ci lamb ji ak Sitor Ndour ak yeneen ñaari arbitre yoo xam ne aaye nañu leen arbitré di loo xamante ni ab kon sanction la maanaam ay daan yoo xam ne ni waa CNG teg nañu ko seen kaw kenn si ñoom di Babacar Diop moom daal dina ñaawlu loolee nga xam te ni moom mooy doxalinu CNG wate nga xam te ni nag moom mooy Alioune Sarr mi ko yore jamono ji kii di Babacar Diop ñu teewlu kàddu yamu denk suñu naataango Modou Dieye. waaw décision boobu Sitor moo demoon réunion pour notifier ko que ni moom ci boppam dàq nañ ko ci wàllu arbitrage man mii Babacar Diop ak Malick Ngom ak Aboubacry Dramé ñun ku si nekk am na suspension donc suspension yi 5 ans la ak 2 ans ferme soo gisee ñu yegg foofu mooy maanaam commission règlement et discipline mooy ñëw ci bureau bi jox ko maanaam moom avis bu mu am maanaam ba mu ñu dégloo ba pare mais ñun xaaruñu woon loolu xaar nañ ko parce que déjà le président Babacar Diouf depuis l'étranger en réunion de bureau il s'est prononcé pour dire que ni ñii lañ leen sanctionné donc dafa nekk commission boo xam ne ñun xamoon nañ ni lu ñu bëggoon mooy lii ñun dañuy continuer suñu combat parce que suñu combat dafa nekk combat bu légitime ñu nekk CNG commission la ñu bokk CNG comme yeneen commission yi di tenir suñuy réunion maanaam lu ñuy joytu ñu wàllu
rassurant parce que gis ngeen lamb ji ñu mel gis nañu suñu mbokk arbitre yi nekk sax à l'intérieur nga xam ni tey am na benn circulaire boo xam ni dafa reconnaître que ni 70% des frais d'organisation en lutte simple dafa war a dem si ñoom am ñu xam ni dañu duñ ko appliqué vraiment dafa jot nag wax dëgg yàlla CNG wax ne CNG nee ñu vraiment mënu ci dara léegi nag si la ñu demee en mouvement dañ demee mouvement wax dëgg yàlla ñu ngi doon xaar ñu wooñu wax ak ñun ci plateforme bi mais soo gisee même dañuy auditionné benn point rek lañ jël pour boole ñoom nit ñi yaakaar ni ñun xaalis moo tax ñuy yëngu xaalis rek parce que point yi ëpp na 5 mais ñun dinañ ko wan ni plateforme ñoo ñu intéressé te dinañ ci dem ba mu jeex. noonu la ñuy jaar dem ba biti réew xooli ji la fa xew ñu ànd ci ak Fatou Bintou Diouf. gannaaw bañ ko jàppee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre 2019 ñu dàq ko lu mat ñetti yoon bi la yoon jàpp nañ nag bés ci dibeer bi fukki fan ak juróom ci weeru mars ca lañ nar a amal référendum constitutionnel jàpp sax élection législative yi ca Guinée waaye nag ca février ba ñu génn Alpha Condé di njiite réew bu Guinée Conakry ma ngay dem sax bay xamle ni ñaari yoon sax ñoo ngi koy ajandi waaye bi la yoon nag du deltu gannaaw ci bile date ndax ku jëg politique bi saa su nekk ña ngay rumandaat ci suuf ngir rek fexe ba jaxase leen ak communauté internationale ngir rek ñu mën a dàq yile élection waaye bu ñu sukkandikoo ci Amadou Salifou Kébé di njiital nag CENI moom sax ma ngay xamle ni jotuñu benn rapport boo xam ne daanaka jóge na ci CEDEAO jëm ci ni ñuy gàllankoore boobule nag élection. ñu jëm ca Burundi waxtaane yi tamit élection tànnee fu njiite réew file nag bëri na ay candidat ya nga xam ne daanaka dañu jébbaloon seenub candidature waaye ca mujjanteel ba nag dañu mujj dàq seenub candidature ndax matali wu ñu woon li nga xam ne moom la ñu sàq woon ngir ñu mën a bokk ci jongante yooyee mbër yooyee nag ñu toll ci juróom benn ne ñoom nag duñu deltu gannaaw benn yoon gannaaw ñu beddi leen ci bile élection waaye nag dafa fekk rek am af mbir ya am na lu ca laxasu moo tax ñu bëgg leen tegg ci yile jongante waaye dinañu jébbal recours ya nga xam ne nag moom la leen constitution bi may ngir rek ñu mën a teewee bile élection présidentielle. ñu jeexalee xibaaru biti réew yi waxtaanee ak coronavirus ba nga xam ne ma ngay lëmbee àdduna wërngal këpp si jamono ji nag réewum Chine doon na réew ya nga xam ne daanaka kenn du fa dugg ndax feebar bi foofu la gën a wullee ñaay naam sax réewum Chine réewu France wala sax ay réew yoo xam ne Europe la ñu nekk ñoom it tamit si jamono ji gannaaw coronavirus bile dugg na fa waaye tamit bés bu nekk la muy faat ci ay doomi aadama daal di jéggi dayoo yooye réew tamit daanaka tourisme ba sooxe na fa si jamono ji réewu Israël ak sax ay yeneen i réew yu ko wër ñoom it tamit ña ngay dem bay xamle ni ñoom daanaka benn roplaan duñ ko bàyyi muy dugg seenub réew ndax bile coronavirus jàpp nañu nag fu mu dugg fu nekk daanaka bàyyi na fa ab trace ndax la muy faat ci doomi aadama daanaka dina jéggi dayoo ndax amuñu benn garab si jamono ji. Fatou Bintou Diouf yemook fu ñu yëkkatee jotaay bi di jox kàddu gi ki nga xam te ne moom mooy Safiatou Cissé ci pàccu mujj bi ci mi journée bi mu daal di ñu wax li ci gën a fës Safiatou Cissé. alors Fatoumata Sendir li si gën a fës bokk na si campagne agricole wala campagne arachidière bi nga xamante ne génn nañ si muy bu atum 2019 ki nag di économiste bi di Mor Gassama di dresser un bilan mitigé agriculteurs yi ñoom di bu fekkee ne mbir mi neex na si seen wàll huiliers yi ñoom di yuuxu wàllu état du Sénégal nag ñu interpellé ko ngir mu yëkkati kàddoom Alioune Lo nekk opérateur économique moom nag lañ fi dalal ngir waxtaanee njënd meek njaay mi jëmee ci campagne arachidière bi ñu génn. Alioune Lo tamit nekk président wu mouvement pour le développement de la commune de Diamal M2D. alors ci beneen wàll ba nag kii di Mamadou Dieye am na waxtaan boo xamante ne sikk da ko ak Babacar Diop bokk ci ñetti arbitre yi nga xamante ne CNG da leen a dàkk ñoom tamit sekk nañ ab waxtaan ñu nar ko ndar képpe ñeenteelu pàcc di pàcc bu mujj bi ak li yéenekaay yi xëyee Fatoumata Sendir ñu àndi ci ak Abdoulaye Bopp.
jërëjëf Safiatou Cissé ci ñeenteelu pàcc bi ci mi journée bi ci kanam tuuti ñu bàyyi làkk askan wi rek nga faram-fàccee mais jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne nii jàpp nañu ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal nañ leen ci ànd bu rafet bi fii ci leerug jamono baatub ñaamul baat xam leen ne seen kóolute mooy suñu mbégte li ñaan borom bi nga xam ne dara tewu ko mu aar ñu làq ñu fa yàq yeggul ñeendoog jàmm bu suba ak jàmm incha allah.